asalaamaaleykum waa Sénégal yéen ñi safoo taamu seen émission bi di ngoonal ñu ngi leen di nuyu di dem ci kilifa diine yi di leen nuyu kilifa aada yi di dem ci hôpital yi di dem ci prison yi di leen nuyu Alaaji Sané. Alaaji maa ngi lay nuyu. li ma lay waaj a annoncé tey bu ma la ko waxee. ëpp naa def de. Njaay mi toogoon fi rey làmmiñ. waaw ana Njaay man Njaay ma jaaxal ci boppam. boo ko woowee doo ko jot. Sandaga la dem. ànd ak sumbulu sumbu naan day jënd ay àndu cuuraay ak day saaf gerteeg. ba heure ba jot man xam nga lu ma bëgg a xam. waaw ndax moom dafa la bëgg a suufu. wala ñoom ñaar dañoo sëy. dégg naa ñi ngi jëlante si pet. ja waaye lii ma def nii ci kër gi. dund nu jënd ngeen di dund. dund nu géej. ku lekk sa morom lekk ko. xam nga am na waay bu fi xewoon. waaw duma ku mën sa morom duma. ñëwaat na sama kër gi moom duma wu la nii. jël naa kuumee garaawul. xam nga am na ñoo xam ne pour nga daal leen. foog nga jël kuu. Njaay daa bokk si ñooñu. waaw Tumbulu moom dafa bëgg a dellu ci kër gi bëgg koo tas. ngeen ay salañam la bëgg a indee. salañ. waaw man daal maa ngi nuyu. waa Sénégal. ndeysaan di nuyu di dugg ci kër kilifa diine yi di leen nuyu. ndeysaan di nuyu képp koo xam ne daal doomu sénégalais nga ak fépp foo mën a ne. di wax ni daal waxtu wi may àddoo ngeen di teewlu daal soxla su mu fekkee nit yàlla na ko yàlla saafara. amiin amiin waaw lépp lu lënt ci xelu nit rek yàlla na ko yàlla teggil. te du yàlla doolu ñu sutura. amiin waaw di dugg ci kilifa diine yeeg aada yëpp ku lim juum. amiin waaw di nuyu ñëpp di sargal ñëpp alaaj suñu xarit ba. waaw sëñ Abdou Karim. borom makaalimal axlaa. tey nañ ko bokk nañ ci génne Njaay. waaw nañ ci génne Njaay di dem Tiwaawoon ga ma bokk. waaw ndax man ku ma xam ne xam ma ci ak taalibe Cheikh. waaw di dugg Tiwaawoon. ndeysaan di dugg fépp foo xam ne famille amorien yeeg Njaasaan ak Canabaak fépp Tuubaa ak fépp bàyyiwuma benn kër kilifa diine. ak suñu mbokku chrétien yi waaw suñu mbokku chrétien yeeg ñëpp. ñu ndeysaan ngi nuyu ñëpp. ndax waxtu wi bu jotee. ñoom ñëpp bàyyi seen soxla rek. dëgg la di ñu déglu. dëgg la moo tax fii. ku fi ñëw ñu war laa sargal. teral la war laa teral. war laa yëkkati ba nga ne ca kaw. dëgg la te ñu ñaan yàlla mu musal ñu ci bépp kàddu goo xam ni. dafay jóge ci sunu gémmiñ gi. di génn ci caméra yi. nit ñi di ñu déglu. muy doon lu ñaaw suñu waaw naan cam ak kii ndekete moo doy du waaw ñun daal waaw Samb waaw bala maa ñëw si 5 minutes de ngoonal yi. waaw mbaa yaa ngi dugg si loo mënul. maa ngi moytu dugg ci lu ma mënul. ndax yaa ngi dugg ci loo mënul. alaaji tey nag xam-xam nga ma wax de. damaa dajeeg borom xam-xam mu wax ma xam-xam. alaaji tojal ma loolu. nañ dugg si lu ñu mënul. waaw ba mu def sàcc jël alalu jàmbur. ak jaay dorog. mais leneen yëpp dugg si. ma ne ko lu tax mu ne ma sa yaay bu baaxee. nga wóolu sa sëriñ. wóolu yàlla. da ngay dugg ci loo mënul. da ngay dugg ci loo mënul. natt leen bañ naan kii du ko mën. yëg nga ne suñu kër gi ci dugg loo mënul moo ko taxawal. dëgg la léegi duñ la ko foogee. dëgg la. wax nga dëgg cax nga ma de nga natt si yàlla de natt si sa liggéeyu yaay. waaw kay natt si suñu borom. alaaji wax nga dëgg de. non xam-xam laa génne. alaaji nañ dugg si lu ñu mënul. alaaji xam nga nit a ngi dugg xëy suba di dugg ci loo xam ni. waaw fu yaakaarul ni wala xam na ni dooleem. ak xam-xam ak kàttanam mënu ko. mais mu teg fa yàlla teg fa yonent bi. ak liggéeyu ndeyam waaw loolu garaaw na de. joxe nañ ñaan googu. waaw ñaan googu jël leen ñu may leen ko dugg leen ci lu ngeen mënul. ba mu des sàcc. fen ak jaay dorog. ak ray nit. ak mbaa ñoom girica. waaw wax nga dëgg. waa alaaji réew mi nag. waaw 5 minutes da ngoonal nag dafa am ku ma yóbbante. waaw. ne ma yéen àdduna bi yëpp dañ leen di dégg. waaw. waaye luyaas biñ ñëwoon wàññi nañ ko fi Samb. mais yow président de la république ni muy waxee ba pare. gars yi teggi ko teg ko fële. nun daal ñu ngi naan président de la république son excellence. monsieur Macky Sall. nañu wutal ay nit. commission boo xam ni dañuy suivre loolu. non mais non. xam nga ñun. waaw bu ñu ko yàlla mën loo it am na ñoo xam ne yàlla mën loowul. dëgg la. te barki Demba Ndiaye tase naa ceeg ndaw soo xam ni. ndeysaan te alaaji est-ce que xam nga ni. ñi yor luyaas bi. waaw fi mu toll nii il préfère louer étranger yi. waaw bàyyi ñun sénégalais. nee mais ñoom kon fu ñu dëkk. parce que dañuy laaj ñeenti weer. aval jóge nañ ci ñaari weer ak ñetti weer ñeenti weer. moom. waaw ki moom. waaw ngay jël ñetti weer. waaw. ki la yóbbu courtier bi. waaw laaj weer. courtier yi riis nañ kon. courtier almadi yi de kon riis nañ. lii daal la fi am. déet. wala nga nekk sénégalais. waaw que la nekk beneen nationalité. ñu jox. parce que kële kut xamu fi kenn day bëgg fu mu dëkk.
ki am beneen nationalité la ñuy jox kër gi. wala appartement bi. yow mii sénégalais nga xam ne ñoom nan nga affaire yi. ñu xañ la ko. ah mais nag loolu boo demee ci yoon da cee war a wax. waaw mais xam nga loolu balaa yoon di ci wax mu am suivi. waaw fi mu toll nii location bi bu ñu yëgoon bàyyi ko na mu meloon. dëgg la. mais fi mu toll dafa gën a pire gën a cher gën a métti. te alaaji li ma gën a metti ci réew mi. mooy lu tax sénégalais yéenewul moroomu sénégalais lu baax. am na fi de. alaaji lu tax sénégalais saa yu yeewoo. mi ngi bëgg a yërëm moroomu sénégalais am. alaaji lu tax sénégalais saa yu yeewoo bëgg a jël lu ñaaw teg ko ci deru moroomu sénégalais am. alaaji li ci gën a metti. te ñun ñii génnuñu ci. parce que ci liggéey bi lañu bokk. mooy réseaux sociaux yi. Youssou Ndour roy na ko. non mais réseaux sociaux yi ñi ko moom ak ñi ci bokk pourquoi saa yu ñu yeew alaaji xam nga lu gën a yées ci nit. jël riba. ak lu bon. ak lu yées di ko dindale sa njaboot. dëgg la. te ñu ci bëri ci ñoom. lu bon la ñuy dundale seen njaboot yi. deru nit parce que yàq deru nit. wax nit lu bon pour nit ñi cliquer ci seetaan pour nga am ay vues. waaw mais. fu mu lay yóbbu. mais barki démb maa ngi gis sumb lu dem tournage. waaw nekk ak baxaaw. waaw ñun ni ñu yàggee ak baxaaw. waaw di photo wu ak moom. ñu making of ñu ni sumbuloog baxaaw a ngay doxaanante. duñu. alaaji kàcc. alaaji jaxase wax lu bon ñu xuloo ci réew mi réseaux sociaux tax ñoo leen jaxase. dëgg la dëgg la. ñu rayante ci réew mi. dëgg la réseaux sociaux tax ñu rayante. waay du ñu bind lu baax du ñu bind lu jag. du ñu wax lu leen wóor. na lay leer Fataala Ndiaye ko fi yoon de. non mais réew mi li fi nekk dafa ëpp mel ni ñun mais sénégalais boo ko doonee ñu ni pays de la teranga. dëkk sutura. mais alaaji est-ce que xam nga ni réew mi ñi dàqa sos. dàqa teg deru nit lu bon. dàqa yéene nit lu bon ci àdduna mooy réewum Sénégal. dëgg la fii la am. réew mi rek ngay gis yeewu. may ànd ak alaaji Abdoul Aziz Ñaan ma ni yàlla nan ko tëj kaso wala yàlla na nekk ci tolof tolof. wala yi muy projet bi muy def yàlla bu mu dem waaw dëgg la de. ñoom ñoo ne ba ñu weex na. ñoom fii lañ ko waxee de ba ñu weex na. fii rek laa gis nga dugg ci réseaux sociaux nii sa téléphone nga dégg nit ni maa ngi gërëm sama yaay di ko tam yaay ju baax yaay ju gore yaay ju nangam yaay ju sàngam xam nga loolu ku ko gis. waaw di nga tax nga gën a accroché wu sa yaay. waaw nga gis commentaire ni on s'en fout. on s'en fout. jof la benn nit ku juutu. waaw wan leen seen waay léegi yàlla ni la on s'en fout. ku mu ko def léegi nga ni diw. wane na ay cëram. diw couché na ak diw. diw robb ba mu soloon ca soirée ba nangam. ñu aimé ne nii. def nii loxo ba. kon ñun daal lañ naan nii. ku wax affaire booy wax lu baax duñ la sax ak di wax waxu yàlla ak yeneen ci beeg yooyu duñ la sax déglu. bu yàlla amoon YouTube gis lu ko yéem dina gis ay non j'aime. billaay bu yàlla amoon WhatsApp nga gis ko nii. ne ko yow yàlla yow may diw tam ñun mayoo na. ni ko ting mu dem. barki yàlla. non mais loolu yéeme na. nañ bañ a changé rek. alaaj nag ñoom ñi ko mel ñoom ñëpp duñu yokku. duñu dem alaaj sëñ Sam Mbaye. ñoom ñëppay dellu gannaaw. sëñ Sam Mbaye mu baax ma. waaw. nee na bàmmeel boo si duggee ba tëdd. sa premier guddi bàmmeel. waaw dañ lay yéene la loo ma sa wax. bind ko nga ne ana bind ñu jox la sa lii. sa baaraam bi waaw. ne la sa tëflit bi. mooy daaju. loo ma sa defal nit. waaw mu baax mu bon. waaw di nga ko bind ci sa càngaay. te foofu kenn du gome de. non amul tricher. bind ba ci yàgg naan abal ma gom. waaw je retiens. te baaraam bi boo koy bind du yow yaa koy contrôler moom mooy bind. waaw te mun kii rek nag kii lay laaj du la déglu ki lay déglu du la laaj. waaw kuy dóor ci ñoom ñaar. jar na ñoo tudde doom nag mun kii rek nag mbaab leen. kenn mënu leen a baab de. kenn mënu waaw alaaj sunu kër gi tey ñun ñaar. alaaji nag déedéet damaa bëgg ñu sàcc. waaw. dafa am ku ma woo. waaw ne ma indil naa la. xam nga boo demee Mali am nga couple bi Mariam ak soxnaam si. waaw waykat bi waaw. nga dem Thiès lu ñu fa am Jali ak. waaw Fatou Mbaye ak Jali bu ñuul ñooy fa wonoon lan loo ma may ko jëlee waaye Jali teel yow li ngay filmé. waaw bañ jógee si loolu tey gan gi ñu am xaaral mu jug teeru leen alaaji waa Maabo la ñu am tey cëm noir de ben déet bu leen duggee nii waaye bu leen ma def nii waay. nee leen dër foofu. non suñu sëriñ moo ñu ko digal. da ngeen am sëriñ. dafa am nee na nga teg 7 pas fekk ngeen fa nag ay. na nga teg 7 pas.
fekk ngeen fi asalaamaaleykum. salaamaaleykum rahmatulah. waaw li nga def nii nu mu tudd. kilifa ngeen da nga def. ñu ngi ziar bu baax. ñi ñooy Maaba. neel Maaba rek. yaa ngi ci jàmm. yow doo nuyoo. neel Maaba rek. yow xanaa ci télé bi nga dul nuyoo waaye yow sànq. déedéet baal seen bi jege ma. dinaa moom day nee ko nii. wane ci kaw de loolu baax na lu ma. yow sa frère la. toog leen. dal leen. sama papa nga doo sama frère. ma laa juum nag. mais nag xam nga yéen. yow mii ku ne dugg na si. 50 ans. xam nga Samb. waaw ku ne dugg na fi. waaw mën na ne der nga ne deeru dugg ak moom. waaw mbër day am bàq. wax dëgg yàlla boo dee dugg kër gu mel ni kër gi nii. mën na la bàqul da ngay nuyoo ca buntu ba. mais moom daal xam naa ne ki mu àndal daal moom couvrir na ko ba mu toog. waaw c'est que nag bi ma leen di déglu. waaw. dama kontaan ci li ngeen doon wax dafa am solo. ndeysaan moo tax bi may ñëw. maa ngi noonu rek loolu moo la jàpp waaw loolu moo ma jàpp sama yaram bi kontaan bi may ñëw daal loolu moo tax xam nga rek. ma xaw a kii tuuti. nuyool ba pare ñu soog a wax. ñu wax ci loolu. waaw du ñu def lu dul remercier leen déjà. jërëjëf comme ni ma ko daan defee rek ma bàyyi madame mu nuyoo. waaw honneur aux dames nag. Alaaji. Alaaji yow nuyoo ba pare après ma yeggali. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi lay nuyu tonton Sanex. waaye nañ la. di leen nuyu aussi di rafetlu invitation bi. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. di kontaan lool teew fi tey. ndeysaan rafet na. kilifa gi comme ni mu ko waxee. ama mi ngi ree rek de. dañuy ree. loolu la comme ni mu ko waxee di nuyu waa Sénégal. di nuyu suñu kilifa diine yi kilifa aada yi. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen nuyu aussi di leen remercier ci invitation bi ngeen ñu defal nii tey. mu doon lu rëy ci ñun. première fois aussi bu ñu def ak yéen plateau. waaw mu nekkoon ñu leen fan trop yàlla def tey ma ñëw toog fi ni vraiment duma def lu remercier leen daal. ndeysaan jërëjëf. waaw léegi nga ni laaj. waaw dafa fekkoon ñuy wax. waaw xam naa sama téléphone waaw damaa def appel te yëguma ko mu dégg ma. waaw ci comportement yi Sénégal moom la Alaaji Sanex tey. waaw ñëw ak ñun. ci jikko yi rek. loolu ñu si mën a waxal rek ci. jikko yi sax. waaw liñ ci gën a rocc ci seetlu ko ci. mooy yéenante lu bon. yéene yi bon yàq der gi ak yéenante lu bon. xam nga da ngeen wax lu am solo. waaw. li gën a difficile instant bi ni Sénégal mooy sutura. mooy. sutura. waaw. parce que léegi sutura dafa nekk loo xamante ne dafa commencé di disparaître. te bu xasee ba disparaître respect moom nekkatu fa. respect bu fa nekkatul moo tax nit di am sañ a wax yenn wax yi publiquement di sañ a def yenn def yi publiquement. aussi kenn dootul faleti kenn. te bu ñu demee ba ay jëmi jamono si kanam loolu moom mun a taalum réew. te duñ si bàyyi xel daal waaw. te duñ si bàyyi xel ñu ngi nekk di basculer wu di dem foo xamante ne. ñun ñëpp kenn bàyyi ko xel. te alors que ñu ngi topp réseaux sociaux yi di topp wax bi ci biir pour yow kenn xamula da ngay jékki-jékki saaga nit doo si xam dara bindu loo neex dem. te xamoo ni téléphone ba nga yore. connecté wu nga fenn soit yaa ngi connecté wu ak sa 4G. sa adresse IP mi ngi foofu. wala nga toog sa kër sa adresse IP mi ngi foofu. mënoo rëcc fenn bu ñu la jëliwul rek gaa yi nekk ci kaw la neex. moo tax dafa am solo bi ma leen déggee ngeen wax loolu. du ay jikko du ay civilisation jéem a da ñun dañoo war a respecté wante en fait dëgg bi mooy dañoo war a gën a yaru. il faut que ñu gën a yaru daal. respecté wante suñu biir am sutura. ñi fiy xaawi sutura jàmbur rek ñoo fiy weer seen bopp. Alaaji xam nga sax lu tax mu garaaw. waaw. gis nga boo xësee ba def nii dafa mel ni nit ku dugg ci oto jeune. wala jeune sax nit ku dugg ci oto te conscient woo. wala yéeg ci moto te conscient woo. ni ngay toppee neexaayu. moteur bi di ko dawal. téléphone noonu la lay def da lay jay. boo dee wax dafa garaaw. parce que doo contrôlé wu. ma ci lancé de passage may balu. ak tinu. ak balu armée nationale. armée bi. ndax amuñu ku leen ëpp. amuñu lu leen ëpp. bu ñuy ndax nelaw Alaaji tëdd di nelaw. ay nit di veiller. dama mës di dem Casamance. maa ngi ànd ak Diop ak Mbaye Dosé. ma war a joué ji tardé. ma ngi aw ci àllu Casamance bi oto bi di daw lu bëri. mais gis nga bu ñu àggee ci ay check point yi. waaw Alaaji ci ngay respecté militaire au Sénégal. kenn du ñoom. nga xam ni kii gënoo ko ndey gënoo ko baay. waaw mu gàdd fetal ay bala ci nekk. geetaru pour mu julli sax ci ay dàllam lay julli noonu directement. dëgg la. parce que xëy na dañ ni la boo nekkee ci tension yooyu ak ci guerre yooyu l'islam may na la sax nga jullee say dàll. nga xam ni foofu mu teg danger bu nekk mën na ko fa fekk. dëgg la.
mu taxawal fa te yow mi tëdd di nelaw la fa taxawal. dëgg la. xoolal gendarme yi. rond point Thiès. waaw boo wàccee du dugg Thiès. waaw guddi dama ñëw bay rëwër rond point bi. waaw gis leen noonu ñu taxaw. waaw ala xam nu ma def. dama freiné. ne kilifa gi na ngeen def ñu ne ma ne dama bëgg wax leen benn baat rek. waaw ñu ne lan maa leen jërëjëf. waaw parce que boobu maa ngi yàqamte man sonn àgg tëdd. mais ñii fi ñu nekk nii. alaaji way wi résumé da koo résumé xam nga lu way wi wax. waaw ñi ci naaj wi ñoo fi bàyyi ñi ci kër gi. ay ba fa ñaan ñi fa ñaan. jërë ngeen jëf lépp lu ngeen dégg lu leen naqari. ànd na nag suñu mbokku artiste boobu di Maam Góor Jazaaka. borom wax ju rafet la nit ku baax la man xam naa ci dara. bal perdu la rek. day am rëcc la rek. ñu ngi jéggalu tuub ñun artistes yi yëpp. ak animateurs yëpp. dëgg la ñu ngi jéggalu. waaye bu beneen yoon a tee. institut kenn du ko attaqué. dëgg la réseaux sociaux yooyu def loolu rek nañ ko moytu. dinañ si bàyyi xel bu dëggal li nga wax soxna si yow it nga ni. loo ciy sànni. waaw ñu delluwaat si suñu valeur rek. wallaahi waaw delluwaat suñu valeur yar gi ñu fi suñu maam suñu yaay yi bàyyi ak suñu papa yi. dellu ci. jox cër mag jox cër ki la mag. suturaal nit. day tax yàlla sàng la sutura. dëgg la alaaj waaw ñu ne maabo. waaw ma bëggoon a xam baat boobu. très bien. alaaj dafa mel nag maa taqal micro. waaw da maa déglu de. ñii tey dinaa leen sonal trop. waaw alaaj ñëwal. booy indi ci ataaya ji. man lii de yàlla bu mu mel ni niim. ñoo ngi koy baxal ci 3 heures ba léegi. cim da ngeen di naan ataaya. bu baax a baax. gën leen. waaye nag man du ma tux mais dinaa naan ataaya. doo lan. du ma tux de. loolu dañu wóorul. mais dinaa naan ataaya loolu contré wuñ ko de booy. mais damay naan café. doo sos yow. sos yow waxoon doo naan café. sos duma naan café. gars yi sos yow jàpp nañ la ngay naan café. yow ma bett. gars yi baal ko duma naan café. dina ñëwaat. dinaa woor sos. waaw groupe Maabo. fu tur bi jóge. waaw. avant tour bi. waaw. dafa am suñu benn nijaay bu ñu boole pour mu waroon ñëw ci man mu produire ko. pour produire kan. man ma produire ko. waaw. bi mu ñëwee nag fekk maa ngi nekkoon fële doon liggéey ak grand xuman mu ñëw pour ma produire ko waaw. yokkal volume bi. ñëw pour ma produire ko. bi mu ñëwee nag ci laa def double production. maanaam jël ko ci studio bi produire ko ba pare produire ko waaw produire daal. moom nga produire ko. waaw produire ko. loolu xam nga nun ko tuddee. waaw wërsëgu kii. aqu lan. aqu aar. kii la bonus. waaw bonusu aar la. waaw bonusu aar. voilà xam nga yàlla def. boobu moom rek a doon way. non am na comme kan la wax alaaj boobu rëcc na ma. moom nijaay ko indi kii. nijaay la ci moom nijaay la ci man. waaw man ma sant Gise mu sant Gise. waaw famille sore lool. waaw. bi mu ñëwee nag pour ñu produire ko. ma def double production. waaw double production alaaji nag déglu. naa double production waaw. produire na ko produire ko. waaw ñaari yoon produire. waaw yóbbu ko jàkka ja produire ko. waaw dëgg la. dëgg la. waaw léegi nag ci la ñu dem xam nga boo nee gisee rek. yow avant production bi di génn nga ko produire jàkka ja wala. non avant production bi di génn. damaa xam ne production bii nii. dina fay waaye wóorul. waaw. ma def beneen production bi fa yàlla lañ lay fayee boobu noonu. waaw. mu njëkk a jël boobu. après yàlla taal bii nag. non jàmbaar nga. jàmbaar nga nit bu gisee lu mu bëgg da koy attaqué. attaqué ko nag waxuma attaqué yi gone yi léegi. attaqué nekk tey liccee ka kii boo attaqué da ngay def farata. xam nga li ngeen wax li tax mu marqué ma. man sama soxna. cosaan laa ko gisee moom ma ko may. ne ma mooy payoor. xam ngeen cosaan. cosaan mooy fecc cosaan yooyu gumbe lébu yooyu. boobu Thiès dañ ko doon def chaque 5 heures. boobu nag ñoo dañ ko doon def chaque weekend dañ koy organiser. waaw ma gis xale bi rek. waaw ne alaaji mu ne ma waay baal sa gambar gi waay. baal ma jël mu ne ma du ma ko song damaa ragal. ma ne ko bàyyil man ma dem song. moo tax li ñuy wax ñun sunu théâtre yi naan. bàyyil ma génn bëggante ji. indi jox la nga bëgg. moom moo bëggante. waaw man maa dem bëggante ji jox sama waa. yow nag production moo bëggante ji indil la. waaw léegi ngeen dugg ci couple bi. di def musique. naka ngeen ko mën a balancer. naka lañ ko mën a balancer diggante vie relation bi. déjà bëggoon naa terminer si par rapport ak Maabo bi. ñëwal foofu. waaw parce que boo nee Njaay. nga Njaay jaata Njaay. waaw Jóoba Juba. waaw nga ne Gise Maabo. Gise Maabo waaw.
ay maabo ngeen quoi. waaw ay maabo lañu. waaw gisee maabo. boo nee gisee rek maabo. gisee maabo. waaw sant gisee mu sant gisee. foofu maabo rek la groupe bi. comme Guèye Nioro. waaw ñaan Samba. waaw Ndiaye Diatta. waaw maabo nag dafa nekk mot bu facile ba pare mot boo xamante ne c'est commercial. et que aussi dafa am histoire ci ginnaaw. waaw dafa am lu maabo di signifier. maabo. maabo nag boo ko déggee en fait mooy ñeeño. ñeeño waaw. mooy liggéeykat. waaw signification maabo ci pulaar mooy. koo xamante ne dafay liggéeykat la. am nañu pulaar xaal pulaar. yow. jow ngeen njaay de. waaw gisee maabo. après. bon yàlla def. noonu rek lañ mënoon tuddee suñu kii nag. léegi nag pour bu ma ñëwee ci sa question bi mooy naka la ñuy gérer affaire bi. naka ngeen di jongler affaire bi waaw. organisation rek. parce que bu ñu nee kër ga. kër ga la. foofu Mia nekk fa No Face nekk fa Maaba neew fa. Abdou fa nekk ak Aïssata. organisation la ñuy def bu ñu toogee foofu ñu xam ne kër ga la bu ñuy génn nag. solu waaw génn parce que Maaba mooy génn. dóori waar liggéey la rek waaw. dañuy xëy dem liggéey ji rek daan suñu doole pour mun a suturloo woo ci kër ga. yàlla may na leen ay bant. waaw am nañu waaw. waaw léegi après xale yi nan ngeen di jongler seen éducation parce que yéen apparemment macha allah yàlla na yokk sax yàlla na yokk amu leen jot. ku desal kaas bi. moom jaaxal na ma de parce que bëgg naa ko naan léegi. waaw léegi lii wala nga kii ma ko. léegi nan ngeen di def ak éducation xale yi. waaw xam nga. parce que xam nga génn dem jouer ji guddee et tout ça xale yi war a yeewu dem école ci fajar gi. nga war leen jóg gérer leen et tout ça. bon d'une part ñun am na yenn parce que mënoo jël lépp. am na yenn kii yoo xamante ne. dañ si replier wu parce que nekk artiste. bëri na ay choix yoo mën a def ci musique bi. waaw bu fekkoon jouer rek lañ bëgg laa ñu ngi jouer tout partout dem ci hôtel yi dem ci boîte yi di jouer. mais ñun dañoo am ay principes yu ñu am. ak milieu yu ñuy jouer ak yenn genre environnement yi ñuy nekk yoo xamante ne. am na yoo xam ne da ngeen ko teg. naa baro daa daw yóbbul ma chaise bi rek. ba mer ak àllarba bii di ñëw. parce que studio bi sax dañ ko jëlee foofu. waaw yóbbu ko beneen côté. da ngeen ko jëlee fan. dañ ko jëlee kër ga séparé leen. waaw bu ñuy xëy dañuy dem xëy studio ba liggéey dellu si kër ga. bu ñu am ngeen seen studio bopp quoi. suñu labelu bopp lañ yore parce que ñooy produire suñu bopp. d'accord waaw suñu ñëwee nag kër ga suñu doom. mu ne ci def ci li mu ci war a def yëpp yar bi mu ci war a def man tamit li ma ci war a def ñu bokkandoo ko defandoo ko suñuy voyage ñu ànd ak moom fu mu munti nekk si monde bi mais suñu waree def voyage yu bëri dugg fii Chine dugg wàcc affaire yooyu dañ koy indi nag bàyyi ko ak maamam ak. moom tubaab boobu nu mu tudd sax. nunu waaw ku koy toppatoo daal. bu la sa jikkoy way jur doyee. parce que am na ñoo xam ni nag am nañu way jur. xam ni kii ñooy seen ndey ñii ñooy seen baay ñu juddu màgg xàmmee te seen i jikkoy way jur du leen doy. am na ñu gën seen ndey ak seen baay fuuf. jikko quoi jikko. malgré ndey ak baay moom kenn amul seen pay. waaye am na ñoo xam ni juddu nañu tënku ci yoonu siraqidal mustaqim koo xam ni fekk ñu ci seen ndey ak seen baay. léegi nag boo amee way jur sa jikkoy way jur doy la foo dem mën nga koo bàyyi ak sa doom. waaw loolu moom ànd naa ci ak yéen. ban morceau ngeen njëkk a dio wala moom ban morceau la indoon pour nga produire ko. wala da ngeen a tëb rek def dio bi. en fait dama ñëw pour ñu produire ma. non sa waay mi wayul woon. sa waay loolu kii da ko kaay dugg ci. dafa nekkoon rek sa waay nag enregistré woon na album ba teg ko war ko génne. mais sa album daa lekk bosam. moom waaw li nga indi daa lekk li mu yoroon. non en fait bi ma ñëwee dañ ma doon testé pour ma liggéey si benn projet bu ñuy wax journal rappé. journal rappé moom la. waaw moom la xumaan doon def. xumaan waaw. si la reprendre son Thione Seck Diagab ak Cuura Joni après nag bu ñu marié wuwee si lañ ne pourquoi pas duñu former une équipe parce que muy dem fee di woy may dem fële di woy du am sens nañ. boole yëpp ngeen indi ko ci poche kër gi rek waaw. mais lan ngeen gis ni nga moom mu demoon fee ak nga demoon fee ak ngeen ànd ban mu ngeen gis ni moo ëpp intérêt. comme ci sëy bi rek. non bu leen jiital seen amour ah jiital leen. man laajuma leen ci wàllu kii lan moo ëpp laajuma leen ci wàllu amour bi. ci revenu yi quoi business bi laaj. bon ci revenu businessman. waaw. je pense que doon na gën a ndaw parce que man dàqu ma fi woy moom dàqu fi woy. waaw doon na gën a ndaw. doon na gën a ndaw parce que bëri na ay jigéen yu fi woy. waaw yu fi nekk bëri na ay góor yu fi woy. waaw boo ñëwee tamit da ngay tëmbaat ci loo bi amoo benn lu bees loo fi indi. waaw alors
xool nañu ci terrain bi duñu sax gisuñ fi couple buy way. waaw mais raaroon na jamono boobu noonu. waaw bi ñuy soog a. mais Djiby Dramé mi ngi fi woon ak jabaram. waaw Djiby Dramé mi ngi fi woon mais catégorie yi bokkul tamit kooku légende la. waaw catégorie yi bokkuñ te ñun musique bi ñuy def bokkut ak moom bi muy def. alors bi ñu xoolee loolu revenu bi mënul woon gën a bëree fële parce que man yàgg naa di def sama carrière yàggoon na def carrière. te kenn xamu leen woon te kenn xamuñu woon. waaw en 2003 laa commencé nekk ci côté production. liggéey naa ak waa Sénégal yëpp ba mu daj. ay projet yu mag laa fi liggéey. liggéey naa ak artistes yëpp. journal rappé ma produire lépp luy musique foofu noonu. Adiouza liggéey naa ci albumam. mënd bi mooy jamono yi ñu tase woon studio Sankara di defal gars yu mënd bi dimbali leen ci affaire inondation yi musique yooyu yëpp maa leen defar. Ebola musique yi ñu fi defoon yëpp projet Y'en a marre Ebola laa la dénk yooyu yëpp maa leen defoon. waaw yooyu yëpp maa leen defoon te kenn xamuma woon mais ñi nekkoon ci milieu bi rek ñoo ma xamoon. moom aussi yàggoon na depuis bi muy nekk xale di way di kii. yàlla taalul woon peut-être ñi nekkoon ci secteur am rek ñoo xam mais biñ boolee suñu ay doole yàlla def ci lii. xam nga lu tax ma laajoon ko. waaw c'est que vraiment il m'a très bien répondu. loo gis ci àdduna. ànd baa gën xàjjalikoo ba. dëgg la parce que bu ànd bi amee rek. barke bi am gis nga fi mu toll nii bu yàlla jëlee boroom këram nga wërsëg bi mu la war a. wërsëgam. boole kook sa wërsëg. ci mbëggeel gi ak yor gu rafet gi nga ko yor. ngeen jëlaat. li nga xam ne mooy seen wërsëgu liggéey. jàmm rek ngeen di am. bu ci kenn defee ni nag. moo boot moroomam. daanu. pare ngeen ci. dëgg pire. waaw parce que fa yàlla boolee seen ay affaire jiitu na seen juddu yéen. dëgg la kon bu ci kenn naagu ba defe ni. moom moo ko war a maa boot affaire bi wala maa yor mbir mi ba war ko mën a séparer. waaw parce que suba googu yàllaa ni woon. soxna si moom faw mu dem ci studio ba fekk fa sawaay. sawaay daanu. sawaay xalangu. arbitre bi ni për doxañ point de pénalty. waaw. te du ma raté penalty jamais ça. Samb. léegi waaw man damay laaj mooy. moom ci ban tempo lay woyee ak yow ci ban tempo ngay. octave da ngeen di mbaar da ngeen di mbëpp da ngeen di jolli. wala fii ngeen woy comme ni bon boobu c'est dina xaw a nekk lu technique trop parce que ñun li ñuy jéem a li ñuy def comme ay mélodie wala ci écriture wala ci musique bi ñuy def tout le temps dañoo bëgg di wuute ak nit yi li ñuy def. ba pare di jéem a imposer benn style boo xamante ne dañ ko basé wu ci mbalax. jël ko jéem ko moderniser ak ñun musique suñu génération bi ñuy def pour jéem ko exporter. ban musique ngeen def musique bu tudd Jolof Beat. Jolof Beat. Jolof Beat. Beat Jolof Beat mooy ban genre. mooy ban style mën ngeen ñoo dóoral benn affaire ni rek ñu xam Jolof Beat. Jolof non pour ñu expliquer la Jolof Beat. Jolof Beat style Jolof Beat comme nga ne mbalax la. waaw. comme nga ne mbalax. mais mbalax bi bokkul ak mbalax yii nii. waaw bokkut ak mbalax bii nii. mais Jolof Beat mun nga teg Davido muy daw nga jékki-jékki dugal maabo mu jàll nga jékki-jékki dugal. ci même rythme bi jàll te doo wàcc affaire bi. yéen du ngeen way kon du ngeen way yuuxu ci kaw da ngeen way comme genre Davido. en fait way mu yuuxu ci yéen wayu leen da ngeen di wax. non xaaral ma expliquer la. waaw dafa am lu ñuy wax way nekkul ne nag yuuxu comme. waaw xam naa waaw en fait bu jaree ci li ngay way mélodie mu laaj nga yéeg ci benn ton bi ak nga wàcc benn ton loolu c'est autre chose. très bien mais style musical bi ñuy def. maa ngi nekk ci côté boo xamante ne c'est beaucoup plus rythmique. ok waaw comme nga indi mbalax bu ñu commencé tëgg. rëjëg dafa am benn tempo boo xamante ni ñun ñoo ko gën a comprendre. alors te ñun ci mbalax lañ basé wu. léegi li ñu doon gën a déranger comme Made in Sénégal bi nga xamante ni ñun moom la ñuy incarné ba léegi nii. boo doon xool rap am na ay jamono fi mu toll nii kenn daaw ko woon déglu Sénégal. dëgg la parce que affaire dafa basculé woon. musique bi kenn daawul woon amuñu woon benn opportunité bu tijjeeku bi mais il a fallu ñu concentré wu ci mbalax pour mun fa jël dara léegi ok naka lañ koy tegee neneen yokkaat si leneen loo xamante ni mun nañ ko proposer mu nekk comme si doomu mbalax la. mais li ngeen di def yéen rek koy def Sénégal. non te aussi nekkuñ di ko jéem a incarner pour moom ko. dañ ko def proposition comme joxe ko la. non style bii ngeen style bii. musique style bii yéen rek koy def Sénégal. non ñun kese nit ñi ñu ngi koy def léegi. mais ñu ngi koy defandoo te ñu bëri commencé nañ ko am na benn tendance bu commencé jóg. mais am na si yenn artistes yu ko reconnaître. ba léegi sañ a taxaw ne ñoom ñi ngi def Jolof Beat. mais am na si artistes yoo xamante ne ba léegi nanguwuñu accepter que ne war nañ ko mën a tuddee Jolof Beat. ñu puusandoo ko mu nekk beneen mouvement bu déclenché loo xamante ne day nekkaat beneen proposition boo xamante ne tey
booy nekkee ci côté dance affaire yooyu noonu nga teg ay ñoom Davido di nga mun dugal affaire te rythme bi du kase loolu kese la ah. proposition rek la waaw mais defe nga ni tey jii ñu ni bon groupement boo day produire ci benn cirque d'hiver y aura que des blancs ah. Wala 95% public bi ay blancs lañu. alhamdulilah rabbil alamin. ngeen baal ma ak baal leen ma. Est-ce que defe nga ni yéen seen musique ñoom dinañ ko consommer. bien sûr parce que concert nañ ba concert ak ay chinois ba Chine ba Beijing. waaw ci même rythme bi ngeen di waaye. ci waaw te ñëpp a kontaan. def nañu France boobu Paris bëriwul woon ay kii. ay noir ay tubaab. bëriwul woon ay tubaab mais quand même amoon na tuuti tubaab. waaw ak Italie. mais le reste yeneen concert yi ñu def yëpp y avait des tubaab mais Samb man bëggoon naa nag ñu may ma dara sama kër gi tey. waaw dara rek. maanaam yëkkati ndax li ñuy pare nii Sénégal yi nga pare lu rëy. ak ngeen di def nii nag c'est pas artiste ah. waaw man ku. ok parce que yéen a ngi ko. da ngeen ñu may dara damay bëgg saa yu ñu wax yow nga passe madame. acca bismillah vous envoyez la chose kii ni madame. dunya ko belel jeeri. ndeysaan cey. dunya ko meeri wàññi xolu ki ñaan sa néegu yéene yaa ci fanaan lu baax nga waar di ñaan bal ko te yéene ko jàmm yee del jéggaleew del jéggale del jéggaleew del jéggale del jéggaleew del jéggale del jéggaleew del jéggale yee lii dañ kaa war a teg ci télé yi. TFM lii kese du mu am benn instrument. waaw parce que dégg nga benn instrument ngeen def ko. TFM rajo Sénégal. Zik FM. nit ñi di ko dégg yëpp. waaw bu ñu yeewoo. di dégg lii. teg ko diggu bëccëg gi ñu koy teg. bu ñuy guddi gi balaa nit ñi di ko dégg ñu teg ko. bu ñuy lekk ay waay la ñuy ñaan ak bon ak soxor. jëmewul nit fenn. di ñaan ak bon ak soxor yóbbuwul nit fenn. ala dinañ yóbbu nit sax police ni Wally Seck di way. man booy boobu rek la booy mu neex ma. tey xam nga alaaj boo doon lijjal ci say mbir. waaw li nga def bi sonn. li ngay def di sonn ci samay mbir boo ko sonnoon say mbir weesu fii. am xaalis barki Mouhamad. alaaj dañuy jàpp nit sax police ñu naan jàpp nañ ko dem uniquement pour xool nañ ko mënatee. ñu ngay juge non mais li ngeen wax ni am na solo. Samb ma gis ñoom seen musique. waaw ñoom dañoo mel dañuy box. ay round laay dégg ñuy wax ñoom round. waaw naan premier round génn na deuxième round. luy round. round bi kii soxna si moom elle est joyeuse moom. buy waaw da ngay sentir kontaan waay. elle est truc. waay léegi dafa mel ni yow da nga xaw a bëri kersa tuuti par rapport ci way. waaw man dama bëri kersa. waaw round yooyu mooy c'est une question sérieuse parce que man am na leneen lu ma lay laaj loo xam ne ci loolu la. waaw ñëwal ma ci round yi après nga ñëw si alaaj. ñëwal ci round bi après nga ñëw ci ma. su ma ñëwee si round bi lépp loo gis stratégie la. waaw parce que premier round yi dañoo toogoon ni kër ga teg suñu téléphone doon xool aussi jéem a natt suñu bopp xool proposer leneen lu bees. dañuy toog ne ko wayal. mu way ñuy jéem a battal non maa la dax way ma way après ñu bàyyi commentaire yi gars yi def jugement bi. non kii moo la gagné chaque jour nag maay perte tout le temps. non tey xaw nga tane tuuti moom kii la ñu def 1 2 3. Sénégalais yi bëgg ko trop. après nag troisième bi ci lañ jóg def benn cover quatrième bi def reeni xol affaire bi déclenché nànk 2017 bi beneen année bi ñu def yaa ko waral cinquième ah. cinquième rek. yéen nga si ñaata round. bon round yi jeex na depuis bi ñu yeggee 9 rounds voilà. ok léegi nga ni. ci côté ba xam sama kersa daal ci way bi waaw xam nga tamit. man parce que du constat bu ma def man rek ah. y a beaucoup de personnes yu def constat boobu. ni moom buy way elle est plus libérée elle est plus joyeuse que yow. waaw xam nga ñun ñaar mënuñ di bokk ni ñuy woye ak fi ñuy woye. déjà non waxuma fi ngeen di woye ak ni ngeen di woye. ci melokaanu une personne. am na ñuy fecc di def ni xoolal am na ñuy fecc di def nii. waaw man foofu laay waxee. loolu noonu non loolu moom je pense que am na aussi limite yu ma bëgg a yam personnellement man. parce que je veux pas trop di way aussi. di kontaan di fecc am non pas di kontaan. man waxuma fecc waxuma. kontaan beeg yoon non maa ngi kontaan. bàyyi ma refu ma defaraat sama question. ok defaraat ko dama ko jël exemple ci fecckat. am na ñuy way. ils sont joyeux wala elles sont joyeuses. am na ñoo xam bu ñuy way ils sont comme ça. ñoom street. waaw di way. am nañu timide mën nga way macha allah. xam nga technique gu way. yaa ngi koy teg ci normes yi nga ko war a teg. macha allah
comme moom mais dama ne nit ñi dañu seetlu ni moom moo gën a gay. ah mais c'est normal jigéen la. non am na góor ñuy way te gay. waaw mais d'accord naa parce que question de personnalité la aussi. voilà personnalité de personnalité moom caractère am peut-être loolu la sentir buy way man dama sentir su may way may ree moom bu dafa sentir peut-être way bi dafa la neexul sa xol moo tax. non en fait il y a deux choses. dafa am ñaar yu am. waaw soit xam nga su audio kese ñu tegal la ko. waaw mënoo xam ba xam kii di way mi ngi ree wala reetaanul. waaw mais quand t'as interprété. ñun koy ci li ñuy gis lañu wax. waaw interprété audio bi nga nekk di def yaa ngi ree. waaw clip bi dinaa ko gis muy ree même ci vidéo yi maa ngi ree mais sama ree mënut a bokk ak reetaanam. waaw dafa am jigéen ni muy reetaanee. ak góor ni muy reetaanee tamit quand même. waaw mais mënu ma fee manière. non waxuma ne nga manière de yaa ngi yóbbuwaat gaan bi feneen. yaa ngi nekk di génn level bi feneen. constat bi dama ne la du man rek ko def. kenn waxu la nga manière kenn waxu la nga biiñ. non da nga ne ma ci image bi. dañu ni la yow li ngay sentir ci sa xol. non li may sentir sama xol déjà. di ko way. déjà ñun ci image yi dañuy gis ni moom moo la gën a kii da nga naan rek ci sama. xam nga comme que moom gis na ni maa ngi sonal jëkkëram xëy na tontu na jëkkëram nee na loolu moom ci personnalité bi. non xaaral bu fekkente ne da nga bëgg a xam ba xam ci sama xol la jóge. waaw gis nga grand. waaw lu jógewul ci xol. du dem ci xol. lu tax doo ko wane. non du question de wane bi da nga ko war a yëg. waaw ñun wane woon ñun wanoon ñu sax ni yaa ngi koy yëg. parce que maa ngi sol non loolu ñëwuñu ci. non loolu ñëwuñu ci. waxal ci li ma la wuyu ba pare. maa ngi lay yow ñëwoo fi pour diriger suñu débat. non mais nag du ma fi toog nga may diriger waaw. dëgg la yow yaa fi ñëw de. fii yaa ñëw ci suñu kër gi. dafa am lu mu bëgg a léegi dafa am lu mu bëgg a déclencher. léegi du sa jabar ji tamit ngay wax nekkoo leen seen kër. il est super fort je te félicite. non defal nànk dama ne xaaral man xuloowuma ñun ñu am gandu xuloo ak moom. non c'est un professionnel. ci par rapport ak li muy question def bi sa waay mun naa nga ne ma waaw loolu moom ba nañ bàyyi mais répondre na la répondre ma dara dafa nekk di esquiver. non xoolal c'est un professionnel. waaw léegi man loolu bàyyi ma tëb loolu. non attends doo ko tëj. su ma nee doo ko tëj. c'est un professionnel par rapport ak ni muy. non man bu ma bàkkal sa bopp ñu xam li ma lay laaj wax ko. bàkkuma la damay wax rek que juste que si on est là. bu fekkente ne tontu naa ko ci li mu wax. waaw mais du déclencher. comprendre nga li ma la du dem beneen niveau bi moo tax ma leen ne professionnel nga trop ci li nga nekk. ndaanaan lañ nag. comprendre waaw léegi loolu lu ko waral. li ko dara nekk fi li ko waral tontu naa sànq nii. mu dama ne. bu fekkente ne looy dégg la. nit yi ñu ngi kontaan ci déggin boobu noonu. peut-être nit ki lim la wax xaw ma yow personnellement ci li nga wax rek. lay basé parce que yaa ngi manqué soo koy dégg ci yow. dëgg la ci loolu noonu. peut-être vers yi nga dul gis bëtu nit ki. mun nga interpréter image bi ngay gis. ci ni mu la neexee. mais la nit ki di yëg ci xolam. donc mu bu jógee wut ci xolam doo ko sant. am na ñu naan ma. waaw maa ngi ci doon ñëw Seexuna mi dafa bon. moom daf cee jiitu rek. c'est rôle ba ma incarné la ma jugé. lunette yi concept la. ok parce que sama turu artiste No Face Undercover la mooy koo xamante ne dañ naan amul kanam. te bi may soogee dañ naan amul kanam. Undercover mooy koo xamante ne mooy boo déggee SWAT yenn militaire américains yi. ñi nga xamante ne ñooy def intervention ci yenn affaires yu compliquées. ay undercover lañ leen tuddee. très bien. bu ñuy ñëw doo leen gis. mais ci loolu laa basé wu ma ne man bëgguma woon ci jamono yi may def production di fës ci kanam. dama bëgg natt sama liggéey fan la toll. jiital liggéey bi mais pas sama personne. tey comme te yow sol ay verre rek nga xalaatoon. pour non boobu dama doon sol casquette ak verre. très bien. ma demee nag ba natt ko benn jamono bi. bëgg a jàll beneen étape bi. ma xam ne kat maak moom ñuy way. ma bëgg a sol déjà mel nii. teg casquette ci kaw. en fait mënut a ànd. àndul c'est pas commercial déjà boo ko solee rek da ngay commencer gangster di def yooyu. ma ne ok ma teggi ko mais quand même ma garder lunettes yi mais lu ma neex kese la daf ma neex moo tax ma koy sol. te aussi mun naa dem ba jëmi jamono ma dindi ko. wala tey mënoon naa toog nii rek. dindi ko. ay gars yi ñëw proposé benn affiche ok dindil sa verre ñu fay dem xaalis ma dindi ko teg ko. non je ne fais pas encore. voilà ñu ñëw si musique bi après ma ni waaw gis nga li may wax ni song sunu début wax gis nga nit. lu mu tey jii ci li ma wax. ci ñi koy seetaan. nañu jokk ci loolu. te xam ni ndey mbili gi. moo wax loolu. il faut que ñun ñu bàyyi ay interprétation.
ak li ñu sunu xel may. ñu ne loolu la. ñu ne loolu la. dëgg la paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. dëgg la nit kenn loo xam paate gën laa xam boppam. gis nga affaire am bi boo doon dëjë dégg naa ci ñu ni benn bët bi baaxul. maa da day taal. dégg naa ci ñu ni bët yi c'est moche. dégg naa ci ñu ni dafa bokk ci bi ma mujjee dégg dañ ni ma. dafa bokk ci. kër kilifa diine. te way yi muy way neexul seen waa kër. dégg nga loolu lañ fi doon wax loolu la koy sutu. non xam nga du ma fente loolu. loolu lañ fi doon wax sànq rek loolu lañ fi doon inventé loolu. bon te léegi on est dans un pays boo xam ne doy na waar. doy na waar ok alaaji ñu dugg ci musique. ñu ñëw ci musique sénégalaise. waaw lu ngeen gis avancé na. wala reculé na wala reculé na jël nañ paix wala ñu ngi ci ginnaaw par rapport ak continent bi ak au niveau mondial. déjà ñi ko tax ba mu toll fii nii. de passage ñu leen di delloo seen njukkal parce que buñ ko xeexal woon depuis très longtemps. peut-être li ñuy gagné ni duñ ko am parce que ñoom ñoo jiitu. ñoom Youssou Ndour Baaba Maal Ismaïla Lo Thione Seck Omar Pène ak ñeneen ñoo xam peut-être man sax xaw ma ne jiitu nañ sama juddu bu yàgg ñooñu ay légende lañ. fondement bi baaxoon na. voilà torop sax. ok ñoom ñu def fi mbalaax boo tax ñu naan ok ñu basé wu ci musique boobu ñuy def jéem ci yokk leneen pour déclencher leen beneen branche rek lañ nekk di def. su ma nee musique bi dox na. ankay dox na. explique mais ci liggéey booy munti def. que ça soit musique wala leneen. da nga ko war a def bu baax. et que ñu xam ne du course longue distance. du xel mooy tax nga jël paie. da ngay jël sa temps parce que carrière nga nekk di. li Aliou wax nga ni du course du. waaw dama ne waa série. du vitesse fond la. fond la de mooy li ñuy liggéey ñun. waaw bu yaakaar ne vitesse la. gars yi dañuy daw ndànk seetaan. voilà dañuy daw ndànk seetaan moom laa lay expliquer parce que li création dafa compliqué. te il faut que nit ñi xam tamit ne li ñuy def du faux. ngay way lu nit ñi xam. waaw du faux aussi xam nga théâtre boo ko doon commencé def seen jamono peut-être bi ngeen di soogay dugg ñëpp dañoo yaakaar ne ñi dañoo con lan la ngeen wax. day romb si mbir sax ñu naan ay saa neexee. da nangu nañ ko suñuy loxo. xam nga. parce que ñun léegi théâtre moomatuñ ko sax. waaw nekkuñ di faux. dañoo nekk di liggéey métier bu noble lañ am. dañoo nekk di liggéey que ça soit muy musique wala muy leneen ak leneen métier bu noble lañ am musique Sénégal mi ngi dox bu baax a baax. lan lañ ci war a yokk. mais dafa dépendre. mais parce que alaaji nag. lépp luñ ci man mënuma gëm ni mi ngi dox parce que bu tey boo doon def ay rang est-ce que ñun dinañ jël sax 3e wala 4e. ah non su ma nee au niveau international bien sûr parce que tey. bu ñu nee Afrique mënoo lim ay star planétaire te boole woo si Youssou Ndour. waa déedéet waxuma ci côté moom bokku ci boole bokkul ci course boo nee musique sénégalaise xam nga lu tax. xam nga lu tax bokkul ci kii bi xam nga lu tax may wax loolu dama ne musique bi lañu wax waxuñu personne. new génération bi laay wax new génération bi laay wax waaw xam mi ngi mel Boy Guerre. waaw chaque niveau ak arme bi ngay war a ñun utiliser. Nigéria rawuñu ci musique. non ñooñu su ma nee raw bon Nigéria ñooñu raw si musique bien sûr. déjà seen population ñoo ëpp suñu population. waaw même bu dul yëfi population. même bu dul yëfi population. créativité bi. originalité seen non alaaji dañoo war a wax ak sunu yenn waykat yi. nanu way wala nu bu nu fontoo nanu dem toog. waxoon naa ko fi bële paas. ay yooyu wayi dof. wayi kunkan. ñoom banana. fruits yu ne. ay fruits lañu way ay petit cola ay yëfi dof. tey gay teraak. dañuy way wala wayu ñu man tey jii accepté naa groupement ba tey jii xam nga way. amul guitare amul dara nga way rek déjà. message bi dem. gis nga ne ñu lool sax dañu ko war a teel teg ko suñu rajo yeeg suñu télé yi pour que nit ñi du way loolu la. day yeete wala muy jëriñee. di xamle ñu xam ne kii ci lii lay way wi lii ko tax a jóg. dëgg la. ñu bàyyi way dof quoi yi ñuy way man maa ko wax. am na ci ay boy yoo xam ni ay wayu kunkan la ñuy def wayu ñu dañuy fontoo musique gu Sénégal bi. bu ñu xasee ñun suñu musique bii. ñoom ñoo tax. xam nga ni fu ñu way tey. waaw. mën na am disque d'or. dëgg la. xeet bu ne way da nga koy way xeet gu ne mën ko déglu. foo dem produire ko nit ñi toog déglu ko. foo dem. mais vraiment nag. alaaji yow la wax. mais dëgg la. j'accepte. oui man de loolu laa ci xalaat. foo dem am nañu positif am nañu négatif ah. waaw ñu positif daal dañ jug def li ñu war a def ba ñuy négatif ba ñu ëpp doole ñu positif.
ok léegi yéen ci seen choix la yére bu ngeen sol da ngeen koy niroolee wala concert rek ngeen koy def wala c'est toujours wala bu ngeen di def émission télé rek. lu ngeen ci jublu niroolee hôtesse yi ngeen def may. en fait man ak moom benn nit lañ. benn nit lañ. waaw. moo tax toujours soo ma gisee ma sol dara nga gis pareil ma sol ko. waaw donc loolu dafay signifier lu bëri. couple dafa war a doon benn. nekk benn nit nekk ay complice. juboo ànd pour mën a développer ñoom seen bopp développer seen réew mais développer aussi situation familiale bi ñu nekk. très bien. lu tax ñu koy sol nag c'est aussi pour développer suñu koom-koomu dëkk c'est-à-dire. ki nga xamante ne amul moyen wu jënd. wax jasneer. waaw mu jënd jasneeram. koo xamante ne amul moyen jënd jasneer. mu jënd waxam. mu jënd wax mètre 500. de part ñun peut-être mu gis ni moom war na mën a ñëw wax bu rafet. sañse ko ba pare fier si. kenn bañ a xeeb kenn de part gis kee rek ñee ko wala loolu. donc ñun dañ ko def pour importer la culture sénégalaise notamment africaine mais aussi pour développer dëkk réew bi développer suñu dëkk mais aussi. jigéen bu baax nga macha allah. Sénégal rek ngay gis te nit xeeb njëlu baayam. dem dugg kër jaamu naan suñu waa kër mbaxal lañ toog. fekk kër gay dafa soos nga ko fa xeeñ de. mënuñu suñu waa kër mbaxal rek lañ toog. te defe ne yàpp waa gën mbaxal ma ndeysaan xas njëlu baayam. wala sa baay jëndal la mètre bu Lagos nga war ko suturloo nga dem ni ko papay Gueye Teranga basin la jëndal Gueye Teranga. dëgg la Sénégal ñun complexé ak xeeb suñu bopp dinañu rey. moo tax yenn école yi uniforme yi daf ma neex. waaw doo xamee doomu baadoo la école yëpp a ko war a def. loolu léegi nag yéen a ngi pare événement. mais nag li ma jaaxal Samb. ñoom dañoo gis bis bi nobente. waaw ñoom li ñuy dund rek loolu lañ def. le 14 ngeen ni mooy seen anniversaire bëgg kaa moom. est-ce que seen anniversaire la. waaw parce que boo xalaatee. anniversaire groupe bi la wala anniversaire kenn ki ñaar. anniversaire ban bi. nana wuyul moom moo nekk di toog na ni. xam nga cey gi groupe bi ñu ngi commencé suñu carrière. le 20 décembre 2017. le 20 décembre 2017. 2015 dama juma. 2015 waaw 2015. bi ñu defee 2015 ñu jàll. NFU ak Mia lañ tuddoon noonu rek lañ bàyyi parce que ñu ngi doon xool tour bi. on veut pas créer benn tour demaat bis dikk bi di ko changer waat. dañ doon wax Mia ak No Face Mia ak No Face battle round temps Mia ak No Face ba 2017 yàlla def turu Maabo ñëw. ñu ne ok balaa ñuy génnee Maabo bi single bii ñuy génnee dafa war a ànd ak turu Maabo là maintenant nag groupe la boo xamante ni il faut mu génn officiellement. ci lañ créé tour bi. single bi ñu génnee yàlla taal ko ñu ko génnee Saint-Valentin. ok yaa ko war ok ñu génnee ko Saint-Valentin année bi si tegu ñu tegaat ci beneen single année bi si tegu ñu marqué waat ko def ko HBD yàlla nag def année bii nii ñu ne dañ koy def suñu date anniversaire. fan la aussi Grand Air lañ koy defee bu ko marqué date boo xamante ne daf ko festival des amoureux fii nii Dakar. ñu war ko def di ngeen indi embouteillage de. festival des amoureux. festival des mbëggante. fan le 14 bii. Grand Théâtre incha allah. kañ lay ban heure lay commencé kon xanaa suba gi ba ci guddi gi la. ah bon comme début bi la. merci dama ne rek juste comme première édition bi. bëgg nañ koo def festival muy am chaque année. mais comme première bi la na ñëpp ñëw ñu def ko concert bu mag incha allah. chapiteau wala ci biir Grand Théâtre bi. ci biir Grand Théâtre. ok bu 1800 presque. waaw boobu noonu. ñu defagum boobu Sénégal yëpp ñëw mu nekk première concert Maabo. à Dakar yéen da ngeen a bëgg beneen yoon bu ngeen koy def bu commencé suba gi nit ñi solu def carnaval chaque année day ñëw. waaw loolu c'est beau mu am ay foire foofu ku nekk ànd ak ki nga bëgganteel ñëw. mu am défilé waaw am ay exposition. comme yére yi ci wutir yi bu ñu fa mënee takk ay sëy ñu takk. waaw lépp luy culture ñu def ko waaw gën ko wane. gën ko yóbbu beneen niveau. wax nga dëgg. waaw am na solo. ñoom dañuy enjoy mbëggante nag. waaw dimbali waale ñi nga xam ñu ngi nekk si. ku ko sàcc projet bi nag. waaw non loolu kay moom bu ko sàcc ma weer la fii ne la groupement boo ko moom. waaw yéen a ko fi wax daal yéen a ko moom. waaw loolu moo tax ñu choisir Grand Théâtre bii nii di si liggéey ak benn promoteur. waaw Batman Production ak Pepe. Termer Invents xam nga. ñu liggéey ak ñoom ci Grand Théâtre bii nii. le 14 février incha allah le 14 février mi ngi tombé vendredi. waaw Saint-Valentin. vendredi mooy le 14 février. au Grand Théâtre entrée ñaata la. entrée ñaari junni 10 000 francs.
mëpp boo toogee ci kaw tuutiwul. VIP 20 000. ok. célibataire ñaata lay fay. entrée bon ñuy xool. parce 10 que 000 la. woote sax jënd benn. VIP 20 000. vendredi bii. tey la àllarba. waaw alxames ajjuma. vendredi au Grand Théâtre. mais luñ fa mën a xaar. yéenay concert wala dafa am ñeneen ñuy ñëw. dafa am ñeneen ñuy ñëw wala lan. Un spectacle inédit. c'est-à-dire dañ gis Mabo en live en amoureux. waaw. concert u Mabo la. en orchestre day ñëw. bien sûr concert u Mabo la. ok. en live am nañ ay artistes yu ñu invité aussi. waaw comme concert yëpp ah. mais Alaaji xam nga ñoom seen concert yi la moo koy yàq d'habitude. mais benn concert nga bëgg cee solo 700 solo. jarul solo ñun nag amul loolu. ban couleur ngeen nga xam ne nit ñi dañuy enjoy musique bi. non ñun amul loolu ban couleur ngeen exiger. aaral non. exiger ku mu neex na sol lu ko neex. non gars yi tamit sol ay rouge noir. non ñun déjà rouge noir soluñ ko. parce que. loolu am na couleur boobu. binduñ ko fenn peut-être am na loi bu existé je sais pas xaw ma fu mu jógee mais comme Saint-Valentin daal ñëpp jàpp nañ ni bés boobu bésu mbëggeel la. mais ñun ku mu neex dóor sa weex. weex jàmm la waaw jàmm la. waaw pour bañ a sonal nit ñi daal ku nekk na sol. ku lu neex dóor sa vert ku nekk na sol jàmm la. da ngay sol lu rafet naa la yow. jaune jàmm la. dëgg la. yooyu yëpp ay couleur prospérité la. loo yëg solal. loo yëg solal. ñàgg ak lépp couleur la. waaw ñàgg a yàgg Alaaji. ñàgg rek. Alaaji ñàgg yàgg na. léegi daal ban heure la spectacle bi di commencer. 19h daal porte yi dina tëjeeku. très bien 19h na gaa yëpp ñëw. ñu ngi am partenaire bu ñuy waxal pour jéem a xool foofu ci biir Grand Théâtre ñu teg fa benn buffet bu mag pour que gars yi mun a reeree foofu noonu. mais dañuy jënd reer bi. dañuy jënd reer bi. waaw bien sûr bu gën a pour que gars yi ñëw jëndee foofu seen reer. am doxantu waxtaan foofu noonu ñu tijji affaire yi 19h. nga dugg tranquille 20h spectacle bi démarré na 21h et quelques ñun dinañ yéeg ci kaw scène. incha allah mais Samba waaw Samba ñoom ndeysaan. parce que 2h du matin non am nga ñu ngeen ko tuddee wala ñu ngeen di xaar ci bis tout ça bien sûr xam nga boo nekkee cim réew wootee leen boo nekkee cim réew waaw munoo ñàkk a bañ a jiital kilifa dëkk bi mooy le président de la république son excellence ñëw na monsieur Macky Sall ñëw na ñëwagul woo nañ ko daal dina ñëw bu ñuy woote daal bu leen ko woo leen première dame dina ko koy indi première dame ñoom ñëpp la ñu woo waaw ak kan ministre des forces armées monsieur Sidiki Kaba waaw ministre baal madame mu dem génn na Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur waaw bismillah waaw monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ñu xarit la monsieur Sidiki Kaba monsieur Sidiki Kaba Aly Ngouille Ndiaye ñëw leen jàppale groupe Mabo gis nga artiste nag amul lii lu dul lii ci réew Kaba gisante nañ ba pare ñëw na gisante nañ waaw Aly Ngouille waaw madame Aminata Mbengue Ndiaye tamit waaw ku baax a ngoog waaw moom madame tamit Aminata Mbengue ñu Ndiaye ku baax la ngi koy woo bu baax waaw honorable Ndeye Fatou Guissé honorable Yaay Awa Diagne nga xamante ne Tamba lañ dëkk monsieur le maire Mambala Lo maire de Tambacounda waaw madame Tamara Mar Guissé waaw ak monsieur Djibril Ndiaye Aner monsieur Bérouba Guissé aussi voilà monsieur Bérouba Guissé madame Aminata Dia madame Oumou Silla ca Thiès ak ñu bëri daal waaw di woo seen partenaire télévision kan la groupe Futur Média boo bëggee xeeñ parfum da ngay jege gaaya groupe Futur Média xanaa waaw groupe Futur Média moo koy couvrir waaw en direct la wala kenn du ko def en direct wala yéen a ngi xool bon loolu comme ñun ñu ngi ci répétition yi tout le temps sérieusement xaw ma nag waaw incha allah duñ ko def sax en direct gars yi duñ dem nañ fay dem bés boobu may leen ñu fay dem kon alaaj temps bi jot nañu waaw naroon ngeen fee fekk nag Jojo ak Sumbulu waaye dañoo demoon marché réer waaw mais yóbbante yëpp ba ñoom laa romb ñuy raxas carotte foofu wala yaa wax Jojo day raxas carotte yaa ko wax waaw seen passe jeex na nag booy seen passe jeex na mais ba la 14 incha allah invité wu leen ñu déedéet am na lu des am na lu des ku war a kii kay xanaa nit ñi dinañ xam fu ñuy wootee pour am kii waaw waxal ñun dañ la ni wax leen li ngeen bëgg a wax lépp ñun kër gi da ngeen fi ñëw yéen a moom lépp yi ok wax leen li ngeen bëgg a wax lépp ba mu des daal ay ticket yi ticket yi waaw mi ngi disponible fépp fu LP coiffure nekk LP coiffure am na Nord Foire am na Nord Foire am na Maris am na Ouest Foire am na Liberté 6 feneen yóbbu leen TFM tamit ca buntu ba waaw loolu baax na TFM ci buntu ba am na aussi Baby Lou luy kooku benn boutique la buy jaay ay yére xale ak yooyu noonu bu ñu fa demee dañ fa fekk ticket yi Baby Lou mi ngi aussi Mac and More Mermoz fii waa Mermoz mun nañ fa jëndee kii ak waa bon dañ def nañ récapituler waaw fépp fu
LP coiffure nekk. Biey ma nga fa. Baby Lou. waaw. Biey yaa nga fa waaw. Maken moo bi tey. Grand Théâtre bàyyi wu leen fa biey. non dina am Grand Théâtre dina am. waaw. wala nga woote ci 77. waaw 376. 44 91. ok 77 376 44 91. wala nga woote ci 802 61 09. ku ci woote am biey 77 waaw 802 61 09. lépp luy plateforme Mabo que ça soit Facebook. Instagram. WhatsApp Mabo. mooy 78 236 09 09. 78 236 09 09. mooy numéro WhatsApp bu Mabo. léegi nag boo demee Instagram fu mu munti nekk nga xam saa neex mu xam la ku xam kuy artiste rek naka woo waaw di si woo nag wulli parce que. wulli man wulli mbër. mooy invité d'honneur. moom la ñu def invité d'honneur. man na xam nga lu ma bëggoon ngeen way ko ñu dem. fii la ci sama Mabo ñu way ñu jógandoo ak moom. waaw may ma tàggu ma booy seen temps ngi jeex de. waa Tambacounda fu ma dëkk nag. lakkal maa ngi leen di woo waa Jolof li nga xamante ne falaase yi. di woo Mabo yëpp kala ko Mabo woni salminaama jaarnaama. mi doon na doon Mabo ba foofu. képp kuy Mabo ñu ngi lay woo. ci bis bi xam ni bis bi sa bis la daal. waaw may leen ma boobu bokk. ayca. xoolaat ma kaw ba suuf. maa leen dàq solu bu. waaw. baby bul di jaawale. du bëri yére mooy sañse. xool ma. fu ma mën a génn nga ne fii la. xam nga. du ci yére yi ci man mi la. xoolal ni ma 3 pièces jàppee. te du ma yaay jàmme. attention bu ngeen ko fi tudd. yéen a ñuy tooñ. waay booy bàyyi leen kooku.